doomam encouragé am. population bi ngi sonn ñu ngi dee. ci la jafe-jafe. dëgg la mais tamit na ma yàlla baal mais ñun Sénégal tamit suñu jikko dafa foo. xam nga la moo ci amoon solo ñu mànkoo jéem a doon benn xàccandoo dóorandoo liñ bëgg ñu am ko ñu dañoo bëgg suñu dëkk. mais ki fa toog tey kooku du diñ pour Sénégal boppam la fa toogal. lu jënti boppam su paree moom boppam njabootam encouragé am jeex na amul leneen. dëgg la. te nag damay ñaan leen mooy kilifa diine yi ne Sénégal li ñuy nëkk ci affaire politique parce que am na si ñoo xam ne tey jii bi ñu leen toppee seen maama tax ñu topp leen. mais ñoom yoruñu li leen toppee. am yoruñu dara lu ñu leen toppee mais seen maam moo tax ñu topp leen parce que li leen seen maam liggéeyal dañ ko xeeb. xam nga lu tax man la dañ ko xeeb mooy tey jii ku demoon di leen seeti tey jii am si ñoom yaakaar boo leen fekkoon ñuy nelaw sax di nga toog xaar leen ba ñu yeew nga jox la seen addee mais xam nañ loolu dem dugg ci politique ndax passeport diplomate xaalis bi lay jox léegi ñu dem nag léegi bay dugalante ay vidéo di xastante di saagante léegi ban Sénégal la loolu ban Sénégal lañ ne loo xam ne mosu fa am. dafa ñaaw. dëgg la te nag li amoon amatul parce que paa yi njëkk ya taluñu woon yenn ci politique mais léegi jeunesse bi dañoo yeewu waa diaspora bi yeewu xam li xew di kalaate seen i diil di ci wax lu bari te loolu ñoom da leen déranger. dëgg la li ñuy def ni Assane Diouf nii. Assane Diouf problème yi ñu ko sosal nii yëpp Assane Diouf ba léegi saaga dañ ne sëñ bi mu saagawul sëñ bi bu ñu wax dëgg te yàlla rek tax mais Sénégal moom naa fiq ak bëgg ku leen jaxase. xam nga ku leen jaxase mooy lan mooy noonu lañ mën def pour indi ko problème. luy ndayu un citoyen Assane Diouf citoyen la bu ko neexee mën taxaw ci mairie ba laaj mairie bi li mu liggéey suba ba ngoon am na sañ-sañ bi parce que citoyen sénégalais la am na sañ-sañ bi mais Sénégal dañoo naa fiq bëgguñu dëgg li ñu bëgg mooy jikkoy naa fiq ku lay jay di sos xam nga ni yow koo xam ne kii moom daraan dem kër Assane Diouf di fa wayaani mu dem ba siisu xolam may ko pour mu indi ko problème kon kooku ban façon nit la mooy ñàkk ngor gi ñuy wax ak jaam gi. dëgg la man pour man nit même booy dund da nga war a dee ak sa ngor gëm sa bopp xam yaay kan xam fa nga bokk mais ñun kenn gënuñu ci Afrique. dëgg la. mais tey jii ñu ngi bëgg a jaay suñu ngor. xanaa ñëpp jógandoo rek ñëpp jógandoo taxaw xam ni que lii lu ñuy defar la te lool ñun ñoo am devoir pour defaraat ko bu kenn démissionné. waaw di la nuyu ñi lay seetaan ñëpp daal. merci sister merci beaucoup. waaw ma ne Françoise man damaa am lu ma jaaxal daal. waaw. ñi nga xamante ni ma ne dafa am lu ma jaaxal ma bëgg ko laajte maanaam sa ñooñu di la yow ak sa ñi lay seetaan. ñu wax ma ñi nga xamante ni ñoo fekk Assane ci biir këram. ñu jàpp ko ñooñu kenn du wax ci ñoom wala kenn du leen seet wala pour loolu moo ma métti daal. may laajte ku ci xam dara rek mu woote wax. ñooñu dañ leen di bàyyi nii wala. ah jar na laajte daal jar na laajte ñooñu daal ñu ngi dox di naan seen attaaya di dox di yaatal caaya. ñoo ngi dox di yaatal caaya di toog seen làng naan attaaya ñu ngi ci jàmm danga fekku leen ci. jël jaasi jël ay gànnaay dem kër jàmbu agressé ko ne dañ koy rey. pare taxaw ci kanamu caméra yi ne kii dañoo ñëw fu ñu ko fekk dañ koy rey dara du la ci fekk keneen ka nga xam ni daa toog këram. daanaka ñu jël ko ne ko ràpp ci kaso gi loolu mooy république gu Macky Sall. république gu Macky Sall ba pare li tax ñuy xeex d'ailleurs ak ñooñ ñëpp ku ci nekk def lu la neex dem may fàttali mbokk yi ne leen affaire yu mel nii ñoom ñoo indi nu mu tudd sax guerre civile xamaru dëkk boobu Rwanda lu ndaw moom moo ko indi. dëgg la parce que man mosuma gis nga fekk nit ci biir këram indi say jaase indi say lépp ne danga koy rey ba pare sénégalais yi kenn yëngatuwul daal te xanaa xamuñu ñoom bu ñu bàyyee nii li ñu bàyyi nii ñoom ñu kiiwu yi suufewuñ ci de génnuñ ci. dëgg la amul kenn ku génn ku wax amul ku ci nekk daal nga jàpp sa bopp daal. doy na waar daal doy na waar sister doy na waar. daal sa auditeurs yi bu dee am na ñuy déglu xaw ma am na ay avocat wala borom xam-xam ñu wax ñu ci loolu boog ba xam ana waa ji daal laa bëgg a xam ndax moom day doxantu ci Sénégal comme penn ba def du ko neex. ma ne la gis nga sister. yow
loolu noonu dañ ko programmer c'est une équipe boobu dafa am ay ñoo xam ne dañoo demoon ba dugg suñu biir nekk suñu biir ba ñuy wax keroog ni jamono yooyu amoon na jamono ñu ne bu ñu demee Touba màggali ba ñibbisi lépp dina leer Hélène dina tal leneen lu dul toog di live ñu jóg ne ba ñu waxee loolu après ñu daal di ne le 17 après ñu changé ko ne le 21 ne le 21 you know le 21 Hélène dina tal leneen lu dul live donc complot boo xam ni la dañu ko pré woon te man la ñu waroon a jaaree ak Assane ngeen gis ni waajooju dafa doon wër fu Assane nekk mu nekk ci wetam dem na di ko jege ba Assane sax fitam dem ba xelam xaw a ñaaw ci waa ji ba bu ko jegee mu koy yuuxu naan ko bàyyi ma bu ma jegee pourquoi nga may jege léegi loolu ñu jóge ci loolu man sama côté ñun ñaar ñëpp lañ doon kàmbala ñun ñaar ñëpp lañ doon piégé man ñu ne ma le 21 après 17 bi ñu ne 21 après 21 bi donc gis nga jour 21 boobu si la ñu dem attaqué Assane këram waa gis nga donc gars yi loolu plan boo xam ni la dañ koo tegoon waxoon naa ko keroog waxaati ko na waa Touba déglu te xool vidéo Assane ba muy dox ci mbedd bi mbedd Géejawaay waajooju ko doon topp Mamor Mbay la plan programmé woon nañ ko ba ñu yëgal ma ko ne ma naa moytu balaa may ànd ak Assane di daanu ba ñu xamee ni que faalewuma seeni yooyu liggéey di ñuy wax ñu ne ma léegi man Françoise le 21 dinañ ko jëlee ci réseaux sociaux yi dootul nekkati ci réseaux sociaux yi dootul talati laay léegi may wax ne kon Macky Sall moom bi mu doon dem di campagne yi xam nga moom waxal na ko boppam bi ñoom Tanor Dieng ak ñoom ñëpp place de l'Indépendance 2012 ñun ñëpp fekk nañu fa daal man bu ma fekkul tey maa ngi doon toog di seetaan ci télé bi moom ci boppam da daan bàyyi ñoom Tanor ak ñoom ñëpp mu dugg ci biir àll bi moo ko waxal boppam ak ñi mu ànd li dugg ci biir fongo lemeek bu Sénégal gën a wari Macky Sall teg ko tànk di laaj ne woteel leen ma boole ma wotelee nangam te Macky Sall ñëpp ko woteel dama bëgg pour mbokkam yi bu ñuy dégg ak ñuy bind ci suuf foofu di saaga ak tukulóor yeeg ñoom ñëpp nañu xam ne Macky Sall man sama yaay séeréer la dafa woteel Macky Sall ak samay waa kër faalewuma leen man faalewuma leen man mënulu leen ma dara Macky Sall buy yàlla na taw glace sama yaay ab séeréer pire la te dafa woteel Macky Sall ak ay waa këram Macky Sall nag dina fa indi ko guerre civile parce que nag lii kenn mënul continuer bu doon muy ba jàpp bi penn ba taxaw saaga ay xeet penn ba dafa saaga ay xeetu nit bu doon beneen dëkk la guerre civile lay indi léegi bu tukulóor suba léegi rey sénégalais te rey benn séeréer bu séeréer boobu nag katt ndeyu tukulóor yi laa wax maa ko wax man Mariama Seck laa sant voilà parce que Assane mi ngi si biir kaso bi te du yoon loolu lay wax saagawul sëriñ dafa ne ko nag xaalis bi nga yoree foo ko jëlee moo ko laaj su ma mënoon a def tamit vidéo comme ni ngeen koy defee di ko wax damay wane sama kanam laaj sëriñ boobu xaalis tamit fan la ko jëlee Macky Sall moomul Sénégal jaam la bu bon bi Ablaye Wade wax rek dëgg la waaw jógee fële ci ay dëkkam ñu dàq leen maamam yaayam ñoom ñëpp ay liir lañ doon lekk nag kat ndeyam fële tey la anniversaire u Assane ku mu neex daggal ubbil lëfal ndeyu Macky Sall nag kat dajow ndeyam maa ko wax moom itam jaam bu mu doon nañu ko bàyyi Assane maamam buur laa Assane maamu Assane moo sauvé woon Serigne Touba laa wax na ko mu di ñëpp kat ndeyam dégg waa kañ man Mariama laa tudd sant Seck dëkk biir Sénégal di séeréer 100% maa ko ubbi lëfal ndeyam wax ku mu naqari ko ubbi seen lëfal ndey sama changé wutul bi nu mu mel noonu la mel waa kañ def ubbi seen lëfal ndey fële maa ko wax nañ dugg ci Facebook bi ñuy bind ñëpp ñu ngi may dëggu waa kañ merci sister doomu sarab ndeyam ñu doon ñoo moom Sénégal yow boo yow sa maam dafa mos a nekk buur séeréer du wor te Assane du wor Assane dawul waa ji lu mu wax leer na dawul moom Assane dina daw waroon na taxaw rek ak Assane ubbi lafal ndeyam ci seen biir kër foofu rek ba xam Macky Sall nga xam ne Sénégal tukulóor yi loolu laa bëgg tukulóor bi ci dégg lu may wax nag kat ndeyam wax Macky Sall ne ko tukulóor yi ëpp ñu laa wax séeréer ci biir Sénégal guerre civile nag la bëgg waaw nga baal ma maa ngi lay bàyyi jërëjëf sister jërëjëf voilà donc ñu continuer ma leen di may ngeen déglu Assane Diouf bañ ko attaqué li mu wax
may leen ma tuuti gars yi tam il faut ñu liggéey. ñun ay taalibe Serigne Touba yaa ngi dégg su ma ci dellu ginnaaw ñiy woote di wax naan baalu nag lii xool sama bakkan bi moo leen di baalu mais bu dee man peut être ñun di wax ni que loolu li ma bëggoon teg rek mooy fi mu nettalee Mame Mor Mbaye ni mu yegsee Assane Diouf taalibe Sëñ Touba la te taalibe bu dëggu bu génnee j'espère que sëñ bi dina ci jàpp mu ñëw Touba mu toog foofu te xam naa ni baalu ci tradition murit la bokk waa këram baalu nañu ba noppi frère am baalu na ba pare yaayam jéggalu na ba noppi donc Assane taalibe la 100% amul lenn loo xam ni am naa ci sikki sàkk que Assane Diouf dina def li nga xam ni mooy tradition mooy éducation taalibe waaye nag bàyyi taalibe Sëñ Touba ñu tëye ko ci kaso bi ndax ay jëfu benn apériste bu ndaw ku tekkiwul dara un minable di mbubboo sëriñ si di mbubboo Touba pour ñëw def lu naka su dul noonu loo xam ne dafay tilimal tarixa bi loo xam ne day tilimal Touba defe naa ne lu ñuy lijjanti ak Assane Diouf waa Touba buñ koy lijjanti lu ñu mënti lijjanti ak Assane Diouf war nañ ci raxas seen loxo ba mu set ci affaire Mame Mor xaw ma ban man sax wax turam daf may énervé ci golo googu ñëw bakkan bi mel ni ñaari oowu Google comme ñaari oowu Google yooyu ñëw foofu di fen indi équipe bu caméra ak yooyu di sóob alors que dañ koo fayee palais ñamuy liggéeyandool ñoo ngi ci réseaux sociaux yii ak ñun doon ma kàmbal man ñu may waajal di fen di duul di dajale ba ñu xamee ni kii mënuluñu ko dara ñu wëlbatiku jublu ci Assane parce que dañoo jàppoon ni dañ may daanal man ba pare daal di daaneel Assane bu ko defee kenn du mun a défendre Assane kenn du toogati sax di wax waxu Assane seen plan ak man dafa échoué mais ba ñu def ak Assane réussir donc yéen waa Touba lay ñaan képp koo xam ni am nga kàddu biir Touba nga jóg dox ci wax ci sëñ Bass Abdou Khadre ñu ngi leen di woo ngeen lijjanti lii parce que lii yabeel lay indi ci seeni ci Touba yu fu naa fekk lay indi ci Touba kuy dox politique am di ut ku mu kàmbal ak ku muy daaneel na ko daanelee ci yeneen anam waaye du yoon ñuy jël di mbubboo yoon tarixa murit pour tilimal pour indil Assane problème ba mu sàggee yaayu Macky Sall tëju ko parce que américain yaa ngi koy seetaan ba mu saagee yaayu Youssou Ndour tëjuñu ko parce que loolu xam nañu ni mënuñu ko ci tëj waaye bu ñu jaar pour lijjanti ñoom seeni mbir fayonteeg Assane di mbubboo Touba man bugguma ay wax dëgg yàlla man bugguma Macky Sall ñu topp ko ci bugguma ñun ñu topp Macky Sall ci lu bon li muy def mbokk yi dama ne bu leen nangu ñu topp Macky Sall ci lu bon li muy def piège bi foofu la nekk Macky Sall li muy dox buñ ko ci jàppale bu mu féewale ñi nekk ci biir tarixa yi féewale ethnie yi féewale famille mbokk yi Sénégal ñun ñëpp benn famille lañu woon famille boo dem danga fay fekk ay tukulóor fekk fa ay séeréer képp ku sant tey gay ku man mel comme man terewul sa côté yaay am nga maam boo xam ne mu ngi jóge ci tukulóor yi mbala ci pël yi donc sa deret jaxasoo na deret bi jaxasoo na noo xam ni kenn mënut a toog tey di wax tukulóor wala séeréer Penda Ba moo dof ànd ak Macky Sall dof ànd ak Gaston Mbengue dof ndax lañu def Sénégal lañu wax lu ñaaw Sénégal Assane Diouf xalaatul sax wax lu day nii te ba ñu jàppee Penda Ba bu leen fàtte ni que Assane Diouf daf ko doon défendre di ko protéger donc tey jii lii tax ñuy wax féewale gi Macky Sall di féewale bu ñu ko may bu ñu yokk ci xar bi karaw bu ñu wax loo xam ni day yokk ci xar bi karaw parce que ñun suñu union sacrée la ñu bëgg suñu union sacrée la ñu bëgg autour de l'essentiel autour de la République qui est la nôtre le Sénégal dama leen bëggoon a tegal
dama leen bëggoon a tegal ba Assane Diouf di dox ci mbedd mi waa ji di ko topp muy dox ci mbedd bi waa ji di ko topp mu naan ko yow fan yëpp yaa ngi topp bàyyi ma bu ma jegee xamuma la Mame Mor Mbaye nga bëgg a duul bal leen ma ak ngeen nga bëgg a fen di kàcc naan dañoo dafa laal sëñ bi déedéet yow da nga plané woon da nga defoon sa plan depuis da nga tegoon sa plan depuis ngay doog a am occasion ci jour boobu noonu jour boobu ngay doog a am occasion waaye di nga xam ni Assane Diouf ku ndeyam liggéey la Assane Diouf doo ko loo mënti def di nga ko wax ëllëg sa biir bàmmeel xat na te di nga xam ni mos di nga am nga di problème sa biir bàmmeel parce que fen bu rëy bi nga fay dugal ci ay tarixa ba ay ñoo am ñu xam ni seen xel ñi nga xam ni comprendre wuñu topp la ci ñi nga xam ni gëstu dégluwuñu sax vidéo yi benn nit a wax rek benn fenkat boo xam ni tam APR lay liggéeyal wax rek ñoom ñu ànd ci di wax ni dee leen dégloo xel dee leen dem bu ñu leen waxee dara ci réseaux sociaux yi dem leen ngeen seet dem leen ngeen xool dem leen ba mu leer leen balaa ngeen di fexe parce que Assane Diouf li Macky Sall def Assane Diouf deful genn wàll gi Assane Diouf taxaw ci Macky Sall taxaw na ne marabout yi ay simple citoyen lañu xanaa loolu moo gën a gravité encore moom Macky Sall moo taxaw ne yéen marabout yi ay simple citoyen ngeen mu wax Sénégal ay chapelet du ko développé ay ñaan du ko développé mooy ni kii gëmul sax yàlla parce que nit ki boo xëyee di bu dee baykat nga jël jiw bi nga def ko ci suuf mais da ngay ñaan yàlla mu taw parce que yàlla mooy nangu li nga liggéey mu prospérer mu joxe du fruit le grain bi nga xam ni baykat bi dugal na ko ci suuf pour mu doon ëllëg dugub wala mbokk c'est parce que dafa gëm yàlla te dafay chapelet la ñaan muy catholique chapelet la yow muy musulman chapelet la yow parce que Sénégal dëkk boo xam ne la nit ñi dañoo gëm yàlla kooku ñëw taxaw ne chapelet du développer Sénégal kooku ngeen nangoo ni kooku mooy ne dafay tëj nit parce que nee na kooku dafa poser question benn sëriñ ngeen xam ne yëfu naa fekk la ki leen nekk seen dëkk chapelet du ko développer mais ñun dañoo gëm yàlla dañuy ñaan lépp lu ñuy def dañuy gëm chapelet la ñuy jiital chapelet la ñuy tëjee la ñuy yeewoo ci suba si moom la ñuy tëjee suñu journée kuy tëdd sax sa chapelet da nga koy dugal sa ron la sa njëgënaay léegi kooku taxaw ne la chapelet développé wul parce que xam nañu ñun en tant que croyant que di da ngay jël sa doole def ko liggéey mais yàlla mooy anto yàlla mooy d'accord yàlla mooy ne oui mooy ne li nga wax nangu naa ko li nga ñaan may naa la ko yàlla moo koy def bu ko defee sa li nga sa tool daal di nu mu tudd daal di vert sa tool daal di am grain kii yu bëri récolte bi bëri parce que Dieu a béni ton travail et ça c'est le chapelet donc ku la ne chapelet développé wul dëkk mooy ni kooku franc-maçon la gëmul yàlla nañu waxante dëgg na ngeen bàyyi di def semblant di fàttelu li nga xam ni waru leen ko fàtte ngeen jël la nga xam ni nag mëtul dara ngeen bëgg ko jël def ko mu doon montagne Penda Ba mënu leen ko bàyyi muy taxawaalu Penda Ba mënut a taxawaalu de par le monde avec notre argent te mu saaga askanu Sénégal askanu wolof yépp mu saaga la marabu yi am na ñu ci nekk ay wolof tëju leen ko. asalaamaaleykum. Malaw maa ngi lay woo mais yaa ngi sonné occupé Malaw maa ngi lay woo rek. asalaamaaleykum allo. oh sister. waaw sister na nga def yaa ngi ci biir. yaa maa ngi ci biir. sinon ne yaa ngi ci jàmm. ça va maa ngi sant bu baax a baax.
maa ngi sant yàlla. alhamdulilah di wish Assane Diouf happy birthday. thank you merci beaucoup. di ko ñaanal mu nekk ci jàmm. amin amin. te génn ci jàmm te génn ak xelam. amin. te di la ñaan yow tamit. nga jàpp fi nga jàpp rek te woo bàyyi. amin xam naa ne xeex bi metti na. noon yi bari na. dëgg la. yàqkat yi bari na. dëgg la. waaye li ma la waxoon rek ñu ngi sa gannaaw. ñi yàq nag ak di créer ay wax ak di dugg bu fekkee ne mën nañoo fexe rek. ba ñuy jàmm François Hélène ma xam ne ay jàmbaar lañ nañ jéem rek bu ñuy sonnut ñun duñ sonn. dëgg la de bàyyi leen ñuy essayer. François ñun ñi la xas ba topp te la waaw. dañ koo gëm te dañ laa gëm. dëgg la merci beaucoup. soo lépp lu nit di wax ak di ko jéem ci yow. day sonnal boppam day tardeel boppam rek du ci am benn ndam waxoon naa la ko biñ mujjee wax téléphone. dëgg la dëgg la. xam naa ne sa live bëgguloo ko ci tudd sax danga koy waxee benn waaj ku nekk Amérique xam nga kooku ndeysaanam dafa mel ne ku jëfoo. waaw. te bëggoo koy tudd turam. bu leen ko may buzz bu ko may buzz. lu mu def daal xam nga man lan moo ma naqari yàlla ma tiim xam na ne du ma koy seetaan waaye yenn saa dama day gis yenn link yi ma dem ci Facebook bi ma xalaat ne kii dafa am jot boo xam ne gi nga sooy def live dangay def lu ñor nit ñi dangay def dangay wax lu nit ñi mën a jariñoo waaye toog ci live di galayaabee di tàgg sa bopp gis nga fii ku ne maamam def na fi dara Sénégal ku ne maamam def na fa dara ku ne sa maam dara la Sénégal amuñu googu jot yooyu dañ koo dépassé jaxase na ñi nga doon waxal tasaare loolu yëpp ba ñooñu nekki noonu. ku mën a manipuler ay nit la ku mën a fen la ku mën a sos la. dëgg la. waaye dafa war a xam ne loolu muy def borom bopp yi nga xam ne ndox yi jën a fay daw ñooñ la ko mën a def. dëgg la. waaye bu foogee ne nit ñi dañoo def nit ñi defuñu lu mu mën a def nag te laaxu la ci biir rek. du am jàmm. dëgg la xam naa fatt na la war na laa wàcc de na la wàcc. ndeysaan dañ ko yërëm ko rek dañ ko yërëm. dafa ñàkk jom daal dafa amut programme na ana aussi bu mu wax te mu bala amoo jotam. dëgg la. amuloo jotam na la ba. merci. problème yi muy utal di ko créer yeeg di ko bind ak di ko sos ak yëpp naan waa fii la kii yooyu yëpp ay nonsense la nit ñi amuñu boobu jot Sénégal dañ am yeneen yu ñuy lijjanti du lul yooyu nañ wax ci xiif beeg feebar gi nekk Sénégal. nañ wax ci ndóol gi ne Sénégal ndóol gaa ngi gën a metti rek ci loolu lañ war a wax. dëgg la te di la wax nag yow nga téye ko fi nga ko téye rek ñun moom duñu xaadi te duñ sonn. jërëjëf sista. foo taxaw rek ñu ngi sa gannaaw boobu moom man ba waxoon naa la fi ko nga naa ko assuré dama part foo taxaw rek ñu ngi sa gannaaw. dëgg la nañu def nag luñ mën a def nañ fexe rek ba seen pexe sotti ci Hélène ma xam ne ay jàmbaar lañ. dëgg la sista. dañu war a xam ne xeexuñoo ak Hélène rek dañuy xeex Hélène di xeex ak ay mbokkam ak ay nitam so ñun moom. dëgg la merci beaucoup. noowee waaw sa sista xaaral ma bàyyi la nga mën a wax ak ñi ci laan bi. dama ne woon dinaa oote. dëgg la sista. thank you so much thank you. no problem ñoo fa bokk. bye. ok ciao. voilà donc di continuer ci live bi nga xam ne tey dañ ko def spécial anniversaire Assane Diouf sama gars yi da ngeen di woote su ma leen rappelé da ngeen di sonné occupé su ma leen rappelé ngeen sonné occupé après moom mooy loolu quoi waaye c'est normal ma dellu woowaat Malaw tubaab gars yi da ngeen mun waxtaan de waxtaan yi day yàgg waxtaan yu conversation yu yàgg xaaral je reviens en musique may ko di ko may ñëpp waaw am na ñuy demander la parole j'essaie encore gars yi kaas neen ma il faut élargir la parole xaaral à ce dont maa ngi lay dugal sëñ bi décroche please
voilà donc may dellu ci thème religion bi di wax ni que Macky Sall moom bu nekkul franc-maçon yi comportement am lu bëri ci ay comportement am mën na tax ba nit gëm ni que Macky Sall est un franc-maçon parce que yow ba nga yegsi au pouvoir la première chose que tu as fait c'est de dire que on ne va pas développer ce pays avec des chapelets loolu nekk loo xam ne day remettre en cause la foi en soi képp kuy croyant xam nga ni que sa journée mu ngi commencé ci ñaan sa journée mu ngi ko tëjee ci ñaan parce que xam nga ni que di nga mën nga liggéeyal sa bopp waaye leer na la ni que sa prière dafa ànd ak yàlla d'accord yàlla ne yes so kooku moom moo feeñal boppam et puis bu mu ñu jox ay leçons n'est-ce pas bu ñu jox ay leçons naan dafay emprisonner nit parce que dafa offenser un chef religieux parce que offense bi moom bi mu def xaajuta kenn mënu ko comparer ak bi nga xam ne moom lay jiiñ Assane Diouf tey asalaamaaleykum allo oui François. oui asalaamaaleykum sëñ bi. na nga def Medoune Diop la. Medoune ñoo ngi sant mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant yàlla bu baax naka coono yi. ça va alhamdulilah yaa ngi en direct. ça va waaw maa ngi dugg ci laaj bi pour souhaiter suñu sëriñ bi Assane. suñu jàmbaar bi. allo. waaw dëgg la vas-y. waaw ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire di nga teg sa loxo quoi nga jàllale ñu ko. merci beaucoup. merci dina ko waaw di combat bi moom bu kenn bàyyee ko. d'accord incha allah. nañu dem inscrire suñu liste yi. jëli carte yi 2019 sore bi. dëgg la jërëjëf. merci beaucoup. waaw te kenn tam teg seen diggante xam nga. ñu nekk suul na ci laaj bi ñu nekk di jënd mais jël ñu tontu parce que ñu am na seen rajo xaw ma. dëgg la am jot moo tax ngeen gënal laaj mais moom bu am jot moo tax mu lay seetaan. dëgg la jërëjëf merci. waaw moo tax bul déglu ñoom. non tay waaw du ma leen déglu incha allah du ma leen déglu. waaw bu ma leen déglu ci ñaax nit ñi dem bind ci liste yi ñu bind ko ñu dem récupérer seen carte daal fanaanal. dëgg la. waaw yal nañu yàlla tàqale unko bi yàlla na ko yàlla jëlee. famille une tonne unk beeg famille am. famille une tonne yàlla na ko fi yàlla jëlee lu mu gën a gaaw amiin chapelet yi. bu leen di fàtte di ko ñaan chaque matin chaque soir. yàlla ñu yàlla tàqalee moom. amiin sëñ bi amiin Medoune jërëjëf. partagé leen ngeen ziare rek xam nga rek ñu doon xool suñu waa ji. merci ci comme tey gisal la. merci jërëjëf kontaan naa. ok jaajëf. dëgg la voilà donc gars yi maa ngi leen di tegal un peu de musique encore ñu dellu si benn musique bu ndaw di wax ñëpp ñi nga woote bu ma pare ñi doon woote dinaa leen rappeler maa ngi njëkkee ci asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm dama bëggoon participer quoi. waaw yaa ngi en direct ñu ngi lay dégloo. maa ngi ci direct. waaw dama doon woote di laajte comme ki woote woon sànq rek quoi bu fekkente ne am na ay avocat wala ñoo xamante ne xam nañ tuuti ci wàllu kii. ci wàllu justice. xool ba xam aussi parce que question bi c'est légitime quoi gars yi ñoo attaqué ci Assane ñoom qu'est-ce qu'ils risquent est-ce qu'il y a des poursuites envers eux. waaw dinaa essayer dugal maître Pape Kanté bu dee libre na dina mais loolu am na ay aspects yoo xam ne je vais préférer ñu bañ cee appesantir parce que bu un dossier nekkee en justice bu nekkee koo xam ni da nga koo bëgg te bëggal ko jàmm doo jël aspect c'est-à-dire tout le dossier sur le plan juridique nga étaler ko sur la place publique loolu moo tax bëggoon naa ñu am tuuti discrétion ci côté boobu ñu bàyyi avocat bi def liggéeyam continuer liggéeyam et que ñu continuer ñun suñu côté di fësal xeex bi sur le plan international ñëpp jot ci ñëpp a xam li xew Sénégal dictature bi nekk Sénégal ak abus ak excès
de pouvoir yi Macky di def jëmale ko ci population sénégalaise. D'accord, loolu dëgg la. Voilà. En fait, côté dépense bi, si certes loolu moom mën nga être discret quoi. Mais parce que dans un dossier judiciaire, la défense peut être discrète, c'est côté bi ngay attaqué. Mais li nga xamante ne moo am ci dossier bi mooy ñi nga xamante ne yow da nga ñëw toog ci kër nit ñëw attaqué parce que nit quel que soit bêtise boo mën a def sur terre, police rek moo am droit ñëw si kër fa dugg quoi. À part ça, personne même bu fekkee da nga dem rey nit sax jàmbur warul ñëw dugg sa kër di parce que la méthode d'une propriété comment dire privée. dëgg la. loolu d'accord nañ ci parce que kenn ku ci nekk si kër rek nga am boo wàccee si kër gi boo xëyee fa ngay génn donc ku fa dugg jàppal ne yow yaa ngi ci sécurité bu ñu demee ba nga xamante ne am na koo xamante ni doonu dugg. daa ba dire que ni violation de domicile am na te loolu yoon daf ko condamné. dëgg la dëgg la. léegi boo bëggoon rek gars yi bu fekkente ne ñuy déglu am na ay avocat wala ñoo xamante ne xam nañ tout ci wàllu yoon. bu ñu mën a éclaircir ci côté boobu xool ba xam. d'accord je vais essayer d'appeler attaque à ça. je vais essayer d'appeler maître Pape Kanté léegi ci kanam ma jéem ko poser question yooyu. D'accord. Merci. Ça c'est très important quoi pour ñu déglu. mu poser ko ay questions merci mon frère. Ouais, merci à vous. Bon courage aussi. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a juste, hein, c'est flagrant. Mais bon, je pose la question pour Zideglu à Glena. Il y a une justice, quoi. Parce que là, quel monde qui. Même ça, il y a ça en théorie. Ok. C'est pas condamnable à une peine de prison. Ok. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon frère. Ma jël ki ci ligne bi. Ouais. Ok, jërëjëf. Merci à toi. Au revoir. Voilà, Grand Terre Gueye, asalaamaaleykum. Oh là là. Moment bi ma koy jël la coupé. Xaaral ma rappeler Grand Terre. Oh, ma woo kii après ma woo Grand Terre. Ma woo Ousmane Tounkara muy frère muy xaritu Assane. Donc ma woo ko mu intervenir après ma woo Grand Terre Gueye. Grand Terre, maa ngi lay woo léegi su ma paree après cet appel je vous rappelle mon grand merci allo asalaamaaleykum Ousmane. asalaamaaleykum soxna si na ngeen def. ça va ñoo ngi fii ñu ngi lay ziare bu baax a baax partagé leen vidéo yi tey l'anniversaire du King. The King Assane may delloo ziar. di waaw ñu ngi lay ziare bu baax Ousmane xam nañu bu baax sa digganteeg Assane gis nañu vidéo yi ngay def de temps en temps pour. Quand même pour le Sénégal et pour Assane donc ñu ngi lay dalal di la jox la parole nga joxe sa contribution ci débat wu tey muy injustice yi nga xam ni dañ ko jëmale ci Assane en réalité booy seet la différence de traitement yàlla weer Macky Sall nag yàlla daf koy weer souvent moom yàlla da koy jox ay indication te dafa mel ni moom dafa il s'est fermé complètement aux signes que Dieu lui envoie. jàpp na Assane jour ba ca topp Gaston Mbengue nga génn saaga sëriñ bi nekk Tivaouane pratiquement comme ça direct jàpp ko loolu nekk loo xam ne toujours yàlla day fësal injustice ak cruauté Macky Sall ak ñàkk gëm yàllam chaque fois donc ma la jox la parole nga jox ñu sa contribution ci journée tey bi ak ci anniversaire bi. D'abord pour commencer souhaiter Assane joyeux anniversaire parce que xam naa ne bu ñu gënaloon ñun ñëpp bis bu mel nii sa kër la lay fekk nga parce ko ak sa njaboot. dëgg la. Kanta nag buñ la ko xañee te xañ la ko ci injustice. ñun ñëpp ñu xam li xew suñu dëkk. donc li ñuy wax la rek loo gis ci àdduna rek ak patience lay ñëw. man nag sama wax du bari torop comme toujours. ñu ngi gis te liggéey te di la si sant di la si gërëm te ñuy ñaan yàlla bàyyi la ba ci kanam. nga continuer ko. amiin nga continuer liggéey bu baax bi parce que loolu la ñu bëgg dañu bëgg àdduna bi yëpp xam li xew Sénégal. dëgg la. incha allah parce que tey Sénégal comme ni ñu koy waxee rek foo waxee ñu ne la mooy modèle. démocratie Afrique mais xamuñu lu géej gi di riir. ndax ñun ñoo fa dëkk ñun ñoo xam li ñuy dund. dëgg la. d'accord mais. encore comme ni ma koy waxee rek ñu lay dolli courage te boo mënoon dajale gars yi comme ni ñu koy waxee toujours rek.
parce que mbooloo mooy doole xam nga ñun ni ñu tasaaroo comme sénégalais ku nekk ngi wax fële ku nekk ngi wax fële ku nekk ngi wax fële. dëgg la. mais kantaa ñun ñëpp ñu dajaloo woon. de la même voix n'est-ce pas nekk benn. dëgg la. ñun ñëpp ñu dajaloo woon nekk benn suñu aajo dina faju. dëgg la loolu la ñuy def incha allah. xam nga li ñuy yuux yëpp jógeel Macky Sall na dem Macky Sall na dem Macky Sall na dem xam nga ñun ñu nekk Amérique tey xamoon nañu li xewoon ci Donald Trump n'est-ce pas. ñëpp naan Hillary ñëpp yaakaaroon ne Hillary mooy ñëw toog ñi waroon dem voté wuñu ñi waroon def seen liggéey defuñ ko. léegi lan la ñu nekkee nii ñu ngi ci li ñu nekk du dëkk. moo ngi nii de. donc loolu la ñu warul nangu Sénégal coow li neex na wat bi neex na ku nekk ngi wax li muy def ku nekk ngi wax lu mu dul def mais nañ ko def ci jëf nañu changé sénégalais bi yoon rek nañuy jëf te ñu wàññi wax ji neex na lool waaye nañu jëf àdduna gis. nañu jëf àdduna gis. Hélène loolu mooy wax ji nañu jëf àdduna gis. am na solo slogan bi li nga wax ni am na solo am na solo nañ ko tasaare àdduna yëpp dégg waaye bu ñëpp déggee ba pare. ñun ñëpp nañu jóg ñu àndandoo bu dee ay proteste nañ ko defandoo bu dee voté nañ ko defandoo lu ñuy def rek nañ ko defandoo. on va faire ça xam nga xel du doy nag ñun ñëpp nañu partagé ay idées comme ñëpp a ngi lay déglu na ñëpp joxe seeni xalaat. dëgg la ku nekk joxe li nga xam ne moom la xalaat. léegi ñun ñëpp ñu xool nu ñuy dajaloo def li nga xam ne moom moo ñuy wàcceel suñu naqar bi ñu nekk. dëgg la. saaga yi baax na lool ak yeneen yi ñuy def yooyu yëpp da lay amul du bari lu muy faj du faj du bari. c'est plus le moment. lii faj bu ñu saagaa ba ñu déglu ñu. léegi nañu doxee ci projet ci programme. parce que fi mu ne nii xam leen dara de ma wax leen ko yéen ñëpp defe naa wax ngeen ko. booy xeex ak nit nga yee ko ne damay xeex ak yow xam nga moom mi ngi wàcc la xaar xam nga kon ñun déjà ñu ngi may Macky Sall doole parce que moom mi ngi préparé wu xam na ne li ñuy wax ci moom bari na mais nañu jóg jëf en tant que citoyen sénégalais. gis nga Yaya Jammeh moom defe woon na ne yàlla la Gàmbi ñun ñëpp gisoon nañ ko fi du dëkk. boo waxaan mu ne la day faj sida boo waxee mu ne day faji gaar mais bu population bi jógee voté adduna yëpp gis nañ ko. dëgg la ak toppaleem ak ay fanam ak ay sàccam li mu bëggoon def yëpp dara sottiw ci donc loolu mooy wax ji au lieu dañuy wax rek nañu dajaloo nañu mobiliser wu. nañu mobiliser wu ñun ñëpp ñu bokk nekk benn. déglu leen ma ñun ñëpp mënuñoo nekk ay président Sénégal ñëpp mënuñoo falu ñëpp mënuñoo nekk ay président. c'est clair c'est xam naa nag ku nekk tey bu la gën a woon yow yaay jiite mais mënul demee noonu du dëkk. nañu topp rek ci benn njiit ñun ñëpp nañu dajaloo. ñu dajaloo nekk benn groupe booloo nekk benn. dëgg la loolu la ñuy def. booloo mooy doon. on va faire ça man loolu rek laa amoon lu ma wax pour tey. te comme xam naa ne ñi bëgg a wax bari nañu. merci ngeen baal ma àq nag. merci donc merci. rafet na mon grand jërëjëf. gars yi donc c'était notre frère Ousmane Tounkara di xaritu Assane di ko jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Fleur Rose sama mbokki alpulaare nii di leen may morceau bi ma leen di ñaan xaw ma mais ma liste d'appel donc comme certains ne peuvent pas respecter un minimum ma woo Grand Texe après ma woo mon frère Malaw je suis désolée Rachid dinaa la woo yow tam Rachid léegi ma woo la su ma woowee Malaw tubaab voilà gars yi donc mu ngi noonu love ba thank you ñoo ko bokk Sénégal benn bopp la waaw asalaamaaleykum Grand Texe. waaleykum salaam Françoise, comment vas-tu? Ça va comme vont les Sénégalais, le cœur meurtri mais déterminé à toujours défendre la dignité jusqu'au dernier souffle. Ah mais oui, loolu moom Sénégalais yëpp ñu ngi ci kontaan di la ci féliciter. Merci. Je pense que li ngay def ni yombul. dëgg la. damay profité rek comme anniversaire Assane ngay def. sama boy bi ma féliciter ko defal ko joyeux anniversaire man tamit. merci beaucoup merci. parce que wax naa ko waa tali bi ne la nañ ko feete tey. bilaay dëgg la comme moom foofu la bokk fi mu bokk waa tali bi lañ leen tudde. waa tali bi yéen ñëpp may leen waa tali bi ay cœur te leen wax ngeen marqué événement bi yéen waa tali bi. donc waa tali bi war nañu marqué événement bi xaritam yi nga xam ni ñoo nekk fi yëpp.
war nañu ko vraiment souhaiter bon anniversaire ñaanal ko également yàlla génne ko ci jàmm parce que Inch'Allah. Sénégal yi ngay gis ku ñu dem sa kër agressé ñu jàpp la yow. C'est la folie folie de Macky Sall. Franchement, c'est même de la paresse intellectuelle. C'est ça qu'il faut montrer aux Sénégalais. Non mais c'est Assane Diouf même s'il a un contentieux ak benn nit ak ku mu mënti doon par for that. Mais contentieux, les conflits dans une démocratie, dans un système civilisé. Mais les conflits se règlent au tribunal. Tout à fait. Ku ñu tooy. Da ngay porter plainte ngeen dem ci kanamu attekaay bi foofu mbaxane doone benn ñu atte leen. dëgg la. Bu dee da nga wax wala da ngaa jëf noonu lay demee. état bi sax bu ñu ko tooñee amul droit fajal boppam. day yóbbu ki ko tooñ daf ko yóbbu ci kanamu yoon. ñu jàkkaarloo moo état bi wax nit ki wax mbaxane bi doon benn atte leen. dëgg la. C'est ça qu'on appelle un état de droit. Loolu la ñuy wooyee une justice. Nous sommes dans une république. Nous ne sommes pas dans un rapadio. Effectivement. Mais Macky Sall, il nous, franchement, il fait que un régime Senghor. ñooñu tey. war nañoo am lu leen jaaxal parce que régime Senghor sax moo tane woon parce que c'était un régime autoritaire dans les années d'indépendance. Hein. Effectivement. C'était un régime qui a traqué, qui a emprisonné et qui a tué. Effectivement. Loolu moo am. dëgg la. Abdou Diouf est venu atténuer cela. Bien que waxuñu ni jeexoon na mais jeexuloon tàkk. Alors kii nag moom non seulement il nous a retourné là-bas wante dafay gën a accentuer maanaam il nous a retardé de 20 ans. Il nous a vraiment retardé de 20 ans dans la pratique du jeu démocratique. Dans la pratique du jeu démocratique. Li Macky Sall def moom rek moo ko sañ. Ablaye Wade li muy am fit yépp am na lu nga xam ne sañu ko woon jomb na ko bokk laa bëggoon wax. dëgg la. Ablaye Wade amoon na lu muy jomb amoon na lu muy rus mooy lan. mooy saa yu citoyen yi taxawee. yow loolu xam nga ci dara parce que j'étais là. saa yu citoyen yi taxawee contesté. contesté maanaam de façon maanaam lu nga maanaam bu ñu yooxoo. saa yu ñu mësee yooxu contesté. Ablaye Wade considéré na suñu yooxu yooyu ak suñu contestation yi teg ko ci suuf dem yoonam. dëgg la. Il l'a toujours fait. Et sur les questions de gouvernance chaque fois que mu ñëw ak xalaat bu nga xam ni sénégalais yi d'accord ñu ci ñu nekk ci réseaux sociaux yi ak suñu ay médias dénoncé ko. Ablaye Wade dégg na ko teg ko foofu wala boog mu trouver compromis. Mais kii gaynde gu déggul jat la. dafa dul gaynde sax. waaw nañ ko may nee na gaynde la kañ lu may dafay nelaw wante gaynde guy nelaw du dégg liñ koy jat booy jat gaynde gi du ko dégg parce que mi ngi nelaw. gaynde gu déggul jat nag danga koy def li nga koy def balaa yeew mooy lan mooy neutraliser ko balaa muy yeew parce que kii kat bu yeew ne day nelaw di def lii muy def bu yeewoo musiba am bu yeewoo musiba am parce que dina rey ñëpp. comme day nelaw nañu jël yat rek doo ci doq. Très bien voilà donc moom mooy loolu ensuite je pense que mënuñu fay nekk di énumérer li mu fi def yëpp mais li ma mën a wax rek mooy que Sénégalais bu nekk na nga jàpp ni ak pratique yi nga xam ni moom lay def tu es en danger ou tu es en sursis. On n'a jamais vu dans un pays ñu dem kër nit agressé ko. agressé ko ñi ko agressé génn ci télé bi wax. wane seen bopp wane seeni kanam yow nga dem jàpp ka ñu agressé ni ko may ngi ci kaso bi. C'est extraordinaire loolu. dafa mel na Sénégalais yi réalisé wuñu lan moo xew. Et su fekkente ne réalisé wuñu loolu ça veut dire que notre peuple a un problème. Ça veut dire que notre xoolal j'ai toujours dit et je commence à le dire que le problème finalement
ñun la quoi. dëgg la parce que nag xam nga. soo toogee ba ñu lay fekk ci sa biir kër di la agressé yow ñu lay jàpp di la yóbbu ci kaso. te réagiruloo te kenn réagirul wala boog amul une réaction assez violente pour que nit kooku def loolu dellu ci ginnaaw mais c'est parce que nous avons un problème. Donc Assane est victime. Effectivement. De notre société, de la manière de penser de notre société. dëgg la ñun ñoo war a fexe ba Sénégalais yi am une autre manière de regarder les choses. mën nga bañ a d'accord ak Assane bi. mën nga d'accord ak moom d'ailleurs ci dara. wante au moins mën nga nangu ni c'est un citoyen sénégalais. Qui doit jouir de ses libertés et de toutes les libertés que la Constitution lui garantit. Effectivement. Et que mi ngi koy exercer selon moom ni mu ko jàppee d'accord loo ci moom mais da nga am obligation protéger liberté yooyu parce que protéger ses libertés c'est te protéger tes libertés à toi-même. dëgg la. protéger liberté yooyu. mooy nga protéger yow say liberté bopp. kenn mënul nangu. dëgg la. nga dëkk ci réew bëgg a wax sa xalaat ak na nga ko mënti waxee ak na nga ko mënti waxee. ñu ni la doo ko fi waxee wala doo ko fi waxee nii doo ko fi waxee nii ça n'existe pas en démocratie. Ça n'existe pas. C'est nous qui avons choisi d'avoir un système démocratique. Et on dit souvent que yow ak sa dëkkandoo en démocratie yow ak sa dëkkandoo. mur moo dox ci seen diggante. mu peinture muram bu ñuul nga ni ko doo ko fi peinturer. dëgg la de. mënu nekk quoi. c'est pas possible. Ou bien on comprend comment fonctionne le système ou on ne le comprend pas. léegi nag loolu tax ma leen doon wax sànq ni leen. dans une démocratie les conflits et il y en aura et tous les conflits doivent se régler auprès du tribunal. La justice. Justice bi moo war a régler yooyu. Sinon ñu nekk comme au Far West. di ñu sonal ci dafay xastaate dafay saaga dafay lii bu ko neexee moo tey. parce que liberté am la mu wax loolu. ku bëggul dégg maanaam ku ubbiwul buntu néegu Assane doo dégg saagaam. dëgg la de. ku ñëwul ci biir këram doo dégg saagaam. dëgg la. yaa ngi dégg. loolu nañu am honnêteté wax loolu. Assane est dans son espace privé. où ñi fay ñëw ñoo demandé pour nekk xaritam. ñooñu nekk xaritam ñooñu lay waxal waxul ak keneen koo xam ne bëggul nekk xaritam. effectivement. ku fa dem rek déglu ji yow yaa fa dem déglu. woowu la fa dëgg la. da ngay demandé boo bëggee nekk ci page nit. da nga koy ñaan ni ko damaa bëgg nekk sa xarit non. c'est vrai. moom ci boppam mu seet ndegam bëgg na nga nekk xaritam waa wala déet non. dëgg la. bu la nangulee pour nga nekk xaritam moom dafay naan sàngara dafay tox yàmba dafay saaga ndey bu la neexee nga nekk xaritam nga toog fa. bu la neexulee nga ni ko yow mënumaa nekk sa xarit nga dem sa yoon jeexu. mais jeex na tàkk. dëgg la. alors que en définitive lii moo ci xew. wax nga ko waxaat nga ko waxati ko. La survenue du phénomène Assane et de la prise de conscience qu'il a apporté à une grande majorité de Sénégalais, c'est parce que dans le système, il y a eu un effet total à tous les échelons. Loolu moo indi une révolte de Assane qui a galvanisé et mobilisé les populations autour de la condition de notre pays et du citoyen sénégalais. Loolu moo ko indi. loolooy dëgg. C'est aussi simple que cela. La révolte nag révolte boo demee nga xool ci dictionnaire bi lu yomb la. maanaam soo demee nga xool signification révolte. di nga gis ni nit ki su amulee issue maanaam su amulee fenn fu mu jaar dafay révolté wu. dafay révolté wu dafay indigné wu. dafay tëb boobu mu tëb bu mer lay doon.
pour résister dafa mel ne rek nga jàpp nit ki ni ko danga koy yóbbu à l'abattoir pour rey ko dina résister de façon violente et dina ko def ci anam yépp bu la mënee saaga dina la saaga bu la mënee njat dina la njat bu la mënee rey dina la rey c'est ce qui est arrivé dans notre pays dëgg la ce tyran nous a tellement martyrisés il nous a tellement violentés abusé il nous a tellement abusés que franchement Assane est devenu la résultante et le résultat de tout cela et il a eu l'ingéniosité d'indiquer la voie et de réveiller les consciences. Les moyens qu'il a utilisés, vous allez me dire que ce ne sont pas des moyens conventionnels, mais en face des moyens non conventionnels de l'État, qui nous a empêchés de voter, qui nous a empêchés d'exercer nos libertés, qui nous a empêchés d'exercer notre citoyenneté, qui a embastillé la presse qui devait nous alerter et qui devait nous informer, qui a vendu, qui a acheté tout le monde. Tout le monde n'a pas la Serigne, presse, société civile, tout le monde. Il les a mis dans la cour. Justice et tout le monde, magistrat et tout le monde. Mu jël ñëpp dugal ci poche. Mais Assane est devenu un héros national. Il nous a maanaam moom moo toj gamb gi. Voilà. Ci l'islam ba ñu dee làqatu di noddu ba Omar ba mu ñëwee dugg ci l'islam dafa wax ni nañu toj gamb yi nañu nodd ca kaw Bilal noddal ñëpp mu nodd ñëpp dégg. Oppression moo indi woon lool peur ragal moo indi woon lool am bëri wuñu woon loolu moo ko indi dafa am ku génn ñëw bokk ci biir moo indi yoon woowu xàll ba tey jii fi mu nekk ñuy takki rajo ku bëgg nodd effectivement alors Assane je l'ai connu bi muy wàcc fii ci dëkk bi nous avons eu des rapports et des relations man ak moom peut-être qu'il y a plus de 12-13 ans, je ne lui ai pas parlé. Boobu muy dem Sénégal, je ne lui ai pas parlé. Waxuma moom ci dara. Mais bi ñu ko jàppee tëj ko. bëgg ko delloo Sénégal bëgg ko bantal bëgg ko néewal deewal dafa ñëw taxaw man ak samay nit.